naan mag mën naa bàccam réew parce que tey PASAER tey li mu wax fii wax ji yëpp ñàkk problème li mu importance dafa am loo xam ne bii sa président dañu ko jox mooy ki nga xam ne bii mooy suñu mën nañ ni mooy suñu lépp muy bàyyi démb ndax su ma jàngalul sax moo jàngal ki ma jàngal parce que mën nañ ne réeru tribunal téeméer moom wallahi al-azim ndax ki ñu waroon njëkk taxaw réeru tribunal waroon njëkk taxaw démb bi la ndax moo jàngal li ñu xam yëpp. ñi ngi remercier ñëpp di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yi firdawsi defe naa ne semaine passée jour bi muy gaañu lañ jaar fi yóbbu ko Tiwaawan ndax la mu bëggoon yàlla dogal na defal nañ ko te keroog saraxam bu bërki démb ñëpp ndeysaan artiste yëpp parce que ñu bëri teew nañ kon sant yàlla la am na fierté ci li mu doon ñaan yàlla may na te ñun ñëpp yàlla nañu ko yàlla may taxawaay boobu yàlla nañu ko yàlla may dañuy gërëm waa Thiès yëpp di leen gërëm yéen a baax rek parce que am nañ artistes yu ñu man foofu mais da ngeen a baax mais tey dama gën a am fierté ci autorité yi mais pas artistes yi kenn baal ma nag man ko man tous sama bopp laay njëkk a wax parce que autorité yi mag mu bàyyi yitteem ñëw toog fii amul kenn ku fi def benn sensibilisation ci troisième vague bi ñu war a def en tant que ay artistes comédiens artistes yi yéen nga xam ne yéenay messagers yi vous êtes les prophètes amul benn ku fi taxaw ci kaw sama troupe laay commencé ba mu jeex amul kenn ku fi def benn sensibilisation tey li ngeen yóbbu ci YouTube bi tey si internet bi li fa war a dem tey jii amul benn sensibilisation ñu ne si troisième vague bi la am c'est honteux dañ waxante dëgg saaga yi comédien yi la non man de fekkuma la fi daal man artiste yi doon joué presque artiste comédien yi ah da ngay joué nii non ñi doon joué nga baal moom xam nga xaw ma man ñi doon joué laa doon wax laa ñi ma fekk quoi ah non pour man prestation bi dafa jeex quoi maa ngi jéggalu parce que artiste comédien yi laay wax quoi parce que man artiste laa damay répété damay joué comme yéen beneen bi may wax bàyyi ay numéro 2 amul ay numéro 2 artiste mën na am fans mais bu mu am idole man damay gëm sama bopp lii laa kenn du ma idole lu ma kenn ma idolu kenn kii lañ wax dafa ay mag gën a ay gis nga pour ngeen jël fi mag ñi fi nekk nii mënugul nekk ndax gisaguma ko fi xam tax damay gëm ne ñii maa leen gën a ay te li ñu def moo séduire maa ko gën man fuuf du ma saaga ci kaw chaîne du ma def wax yu vulgaire yi dañuy waxtaan ñun ñëpp ay at bu leen ne grand yi dañoo génn télé taxul ñu am dara xam nga lan moo tax ñu génn télé gëm suñu bopp wallahi alazim gëm suñu bopp parce que ñun dañoo defoon li indi riiru tribunal association bu ñuy wax ACPA riiru tribunal association ACPA mooy association des artistes comédiens des Parcelles Assainies et environ fa la riiru tribunal génn ndax dañu bëggoon def Arcos ñu ne parcelle mënul am Arcos ma taxaw maag samay morom kese ñun ñoo ci mag de ñii ñu taxaw jégg ñun leen de ñun bokkuñu Arcos di fekk kenn dañuy mën a fekk si duñu fekk kenn gars yi def ñu def suñu association utal ko ay kayit utal ko lépp gëm suñu bopp génn riiru tribunal génn def bës ku ñu soxla soo waxee jàll man gars yi jox ma responsable man leen ku ñu soxla da may jox transport loger bu hôtel bu baax di ma fay may doog a déplacé wu soxlawu leen ñu woon mais ba ñu wanee suñ bopp da ngeen ñu soxla wane leen seen bopp mais fekk yéen a ngi saaga du ngeen wane seen bopp kenn du leen gis parce que am na ay spectacle yu vulgaire yu fi am yu naqari barki Rasulullah parce que dañuy xalaat ne ay kilifa toog ñu bàyyi seen temps xam naa ñëw di leen seet pour jàppale leen ñii soxlawuñ suñ bëggee dañuy dugg seen internet xool di seetaan théâtre yu dëkk yi ree ba tax mais pour jàppale ñu moo tax ñu jël seen temps toog di jàkkaarloog ñun xam naa ñii luñ leen mën a fay xam naa ñi yor microcentral luñ leen mën a fay barke Rasulullah am nañ beneen timing boo xam mën nañ ko lijjanti foofu mais ñun artistes yi nañ gëm ne ñun li ñu yor dañ ko bëgg te dafa am importance nañ ci sensibiliser nit ñi reeloo ci nit ñi ñoom ñii ñëpp ku ci taxaw artistes yi yëpp ku ci taxaw yow kenn kese man nga def fii loo xam ne bii da ngay ree ba tëdd doo ci saa te dina am message dina am sensibilisation dina am comité lool kon nag nañ jël de ñun grand ñi ngi seen i ginnaaw de comme daal ñu nekk seen ginnaaw li ñuy yor ñun suñu yaram la nekk mais li koy yóbbu yéen a ko yor dañoo taxaw ci kaw télé bi amuñu oto amuñu paas yaay borom oto bi yéen ñu mën a yóbbu
loo tax ñuy wéeru ci yéen su ngeen fi jógee ñeneen ñëw ñu wéeru ci ñoom ñu naan artiste ànd nañoo kenn ànd nañoo kenn xam nga lan lañu am dañoo amagul ay moyen moo tax ñu topp leen mais ki ñuy dimbale la ñu xam te daala wallahi alazim barki alquran mosuma ko gis mais man daf ma neex te defe naa Sénégal yëpp la neex parce que tey su neexul woon Sénégal du nekk maire Thiès Talla Sylla bi mu nekkee maire Thiès laa xam ne Thiès la dëkk pour man Almadies la dëkk fañ nga dóore woon marto yi wallahi alazim parce que loolu dañ koy joué riir tribunal de baa xam ngeen ci loolu riir tribunal bii di ñëwaat Talla Sylla wallahi alazim dañ koy taxawal ci baar lan la def dañ dóor ko marto yi te muy continuer di xeex ba gañe li mu gañe tey jii non Talla yàlla na ko yàlla jàppale waa Thiès non dama kontaan ci yow xam naa ne lii kenn mosu ko am ana bala taxawal ku ko mas a am ba taxaw spectacle bi déplacé wu amul yaag benn booy bàcc te taxaw ma fa jël parole def ma fa dara dama spectacle dem sama yoon mais vraiment dag ma yëg wax ma ne la incha allah naa ñëw tonton Tafa dafa am benn empêchement soxnaam moo feebar dernière minute mais fi lañ fanaan dem looloo tax ñëwul wallahi laa xam kon nag maa ngi leen di jéggalu parole yi ma jël ñëw ma pour blâmer kenn ndax man artiste laa war nañ ma critiquer xam nga maa ngi jéggalu waa Thiès di leen ñaanal yàlla lépp lu ngeen man rek déwén yàlla na ngeen ko man lu ko ëpp grand am nañ ci yéen confiance vraiment te jàppale leen artiste waxuñ ñun de mais jàppale leen gars yi booy ngir yàlla jërëjëf wa salaam ngeen baal merci Diallo bu ñu jógee si Diallo Tata Yacine mu sànni say kàddu parce que dafa di loo xam ne dafa naturel dañuy génne message boo xamante ni au moins nit ñi war nañ si jàng parce que tey plateau bi bu ñu xoolee tey neex na gars yi na leen wax li fi nekk neex na trop mais message bi waroon jënd lépp quoi parce que saa yi ñi nga xam ñoo war a en fait encadré booy encadré woon leen ñi nga xamante ni def ñoo loo xamante théâtre boo xamante ni bi nit dana si génne njëriñ ñoo ñuy encadré booy yi léegi moo tax sax maa ngi déglu saa yi di wax doyen jàll parce que am na loo xamante ni dafa du doon ñun ay doyen la waaye nag suñu gisee loo xamante ne bii day nasaxal suñu aada danañ ko jéem donc yéen ñi nga xam ne yéen jeune talent yi jàngi leen théâtre dem leen ci formation yi yomb na léegi te aussi te nit ñi métier leen ko def par rapport ak bu njëkk donc fa laa jeexale. sargal dafa waroon fees dell. dëgg la. parce que tey bari na jeunes yoo xam ne ñu ngi fii ci Thiès benn ci man laa koy tàmbalee lu ma xam moom moo ma ko xamal lu ma man ci aar moo ma ko manal moo ma ci dalal kon tey bari na ñoo xamante ni Thiès foo ma yëg la foo ma bañ a yëg mais Sayer mi jarul kenn di ko xeebal bisam barke Cheikhul Khadim. dëgg la. nit ku baax mat ñu waajur oyofal boppam day toog ñuy saagaante di def lépp muy rëy oyofam moo ko waral ma koy ñaanal yàlla na dund tey téeméeri at yu tàmbali tey lii ko bàyyi defal nag ñun ñii ñoo ko waroon démarrer bàyyi ma lay sant di la gërëm di la ñaanal ñun nag amuñu dara ñaan la ñu man ndax mooy ngànnaayu jullit ñu ngi lay ñaanal ci barke Cheikhul Khadim ci yàlla ko yàgg a teewe yàgg koo def ñun ñëpp ñu yàgg a ñëw ñun moom ñaan lañu am ñi ngi ñaan Sayar ñi ngi yeesalaat njëbbal ci yow di la wax ni bégaat nañ ci yow daal bu baax jërë ngeen jëf la nag leen di nuyu yéen ñi nga xam ni yéen a teew fii ci spectacle bu am solo bi ci au nom du maire de la ville de Thiès Talla Sylla mi nga xam ni dafa bokk ci yéen ku ne xam na ni mbas mi maa ngi ciy profité di sensibiliser war nit ñi ñu gën a bàyyi xel li nga xam ne mooy pandémie bi nekk ci dëkk bi ci geste barrière yi ak di takk masque yi parce que fagaru moo gën faju kon maa ngi ciy profité di leen ko wax di ñaan yàlla jëlee ko fi ci jàmm ak salaam ba ñëpp mën a delluwaat ci soxla yi ñu ko bëggee pour wax leen ni leen daaw bi nga xamee nekk nañ ci digg jafe-jafe yooyu mel dafa defoon appel ni ku mën a ñëw jàpp ci waar wi nga xam ne moom leen taxawoon ngir jëmal ko ci biir askan bi na nga ñëw loolu bàyyi ñi mu àndal dana wuy si woon ci appel boobu vraiment ban ñëwee nag taxaw ci taxawaay bu am solo kon mën nañu wax ni amoon nañu diggante mais li gënoon a rataxal diggante boobu action yooyu ñu def citoyenne yooyu ñu defoon ci avec la collaboration de la mairie ville loolu moo ko gënoon a indi ci biir loolu
mu dem ba ñu xam ni ñoom nekkate ay artistes comédiens la te soxla nañu espace boo xam ni mën nañ fa évoluer comme suñu njaboot la te wane nañ li nga xam ne mooy dëkk bi jaral leen askan bi jaral leen maire autorisé leen ñuy ñëw foofu ci enceinte maire bi di fi def seen prestation kon loolu tamit xëy na xam ni moom homme de culture la que homme culture fu mu nekk rek képp koo xam ni artiste nga boo fa ñëwee dina la wan ni la man ni man ak yow ñu bokk li nga xam ne moom la nekk ci biir loolu ñu gis ni tamit le maire de la ville li nga xam ni culture noonu la ko ñore ñëpp wax nañ ko fi léegi mooy ku ne gis na ni dafa initier li ñuy wax festival Kaay Thiès festival Kaay Thiès boobu ñu koy def si mois de décembre chaque année mu doon loo xam ni dara waralu ko lu dul wan nit ñi li nga xam ne mooy sunu aada ak sunu cosaan te aada ak cosaan dana wax ni bu yéenewul xamlewul daanaka amatul njëriñ waaye ku gis comédie bi nga xam ni moom lañ fiy def ay messages yu ñuy lancé la loolu moo waral bi nga xamee ni festival Kaay Thiès bi taxawal na ko culture am ci wàll bu am solo parce que mën nañ wax ni ñaari fan yoo xam ne ñeenti fan la mais ñaari fan yépp ci loolu la ko jëmale kon loolu lépp delloo ko maire mu ne ma kon kiyal ma ko kon dafay mel ni Talla Sylla moom mooy président compétence production waaye man mi dénkaan na ko kon tey jii mën naa ni téel naa ko loolu te avec fierté laa ko defee li si topp mooy bàyyi bi la gërëm ndaxte il faut oser dans la vie il faut oser nga nit ki fi mu jëm bu ko xamee rek na ñeme ci yoon xam ni yàlla moom noppi na loo gëm teg ci sa tànk jàpp ne di nga ca àgg te yoon wi nga teg boo ci wëññi ko woon yàq ñi nga àndal jàpp na ni fa ñuy dégg artistes yu mag yi danañ leen fa dégg vraiment di remercier aussi suñu góor gi Baye Laye moom Sayer par Sayer gis nañ ni chaque fois bu ngeen ñëwee bu ngeen nekkoon foofu li muy doon mag dafay ñëw accompagner leen ci loolu kon xam nañ ni moom tamit art bi ci deretam la nekk mais tamit aussi gis naa ni li mu leen doxee ak yéen mooy di leen jubbanti parce que discipline nañ fekk institution bu mais ba jox leen di espace bi ngeen di évoluer xam nañ ni kon ñu ngi leen di bàyyi xel ndaxte daan nañ toog ba si yàgg wàcce di leen xool ni ngeen di doxale mais discipline lañ fa gis fulla ak fayda bu ngeen defee li ngeen def bu ngeen pare noo jël seen voie dem seen yoon vraiment loolu tamit dañ koy doon leen ci accompagner daal xam leen ni suñu ay ambassadeur ay ambassadrices ngeen mooy fu ngeen mën a nekk dëkk bi ngeen fay représenté fu ngeen mën a nekk ay doomu Thiès ngeen nekk doomu Thiès mës na des ginnaaw ci dara kon rek waaye ne ngeen xam ni maire yi fas na yéene accompagner leen ci lépp lu ngeen nekk ba fu ngeen mën a dem fu nekk rek bu fekkee raaye bu ñu fay war a jël la ngeen gàddu ko indi ñu ko te yaakaar naa ni waa riiru tribunal du ñu weddi xam nañ ni fi te ni xale yi ñoom bu leen yeewu seen kaw la ñu jëm te bu ndalee seen kaw dara xam ni kon Thiès aaye